ñu nga ne dinañ ci wax. mais mën nañu jël prétexte bi muy étudiants yi nga xam ñoo nekk ci master 2 di laaj seen ay bourses ñoom itam boobaak léegi mënuñu ko jot ba tax sax ñu génn bu yàggul yëngu-yëngal lan moo indi problème. non laajuñu bourses yi boobaak léegi nag. ok keroog lañ ko laaj. ñooñu ñan la laaj nañ ko. non dama lay wax ñan la ay master 2 yu nga xam ne novembre bi ak décembre la ñu inscrire. après décembre bi la ñu inscrire master 2 pour 2019-2020 xaw ma fan lañu jaar ba ñu inscrire leen. loolu monsieur le ministre. non damay wax rek xam nga ñun inscription yi. non li may wax xaw ma fan lañu jaar ngay taxaw. non xaw ma bañ jaar. fan la ñu jaar ba ñu. non ñun kenn jottaliwuñ ñu leen parce que xam ñoom nee nañ dañoo inscrire man gisuma ko parce que inscription yi arrêté 2019-2020. donc loolu mën naa am ci système bi. non man dama la ne. loolu du sama inscription yi man damay joxe instruction nañu arrêté instruction yi nii nañu mais loolu université ñooy responsable il faut ñu xool nee nañ ma ci li ñu ma wax nee nañu waa faculté de sciences et techniques la gën a bëri ci master yi nag dafa am problème d'ailleurs wax naa ko maa ngi ciy waxtaan ak enseignants yi di ci waxtaan ak instance académique yi il faut ñu taxaw wax xool parce que master 2 yi fi mu master yi ni mu jël ci système LMD bi ba ñu ko réformer ba pare ba léegi dafa am ay dysfonctionnement yu bëri yu mu dugal ci système bi nga xam ne bu ñu ko réglé wul duñ ci génn ci. système bi day bloqué wu. ñu yeewu ñoom ne nañ leen fay parce que inscrire nañu leen nañ leen fay parce que nee nañu jàngoon nañu lële dañoo yéex a inscrire wu léegi inscrire nañu il faut ñu fay leen ay arriéré ba pare mottali seen bourse li nga xam ne gàtt ñu ko woon loolu nag 12 mois yu 2019-2020 yi. nañ leen defaraatal bourse parce que ñu ngi doon inscrire 60 000 lañ leen fay parce que ñoom defe nañ ne 65 000 la ñu waroon def bien que ne décembre la ñu inscrire nañ leen rappel. léegi. non loolu gouvernement bi du ko nangu. ah mais li ngay wax nii si. ma ne la gouvernement bi du ko nangu parce que système bi du ñu nangu muy yàq pour di topp bëgg-bëggu quelques étudiants. non système bi dañ ko war a defaraat. te il faut ñu defaraat ko man moomuma ko. waaw mais doo situer responsabilité yi bala ngay jël par exemple. non mais doo situer da nga war a situer responsabilité. déggoo li ma la nañu leen. non man nga ni xawma fan lañ leen. non dama la ne sama responsabilité. est-ce que doo situer responsabilité yi ba pare. non sama responsabilité. xam nga man li may wax xam naa ko. te secteur bi ñu nekk am na lu nga xam ne dañuy am échange. mais monsieur le ministre ak loo mën a xam. dafa am loo wax léegi ni xaw ma ko xaw ma fan lañ inscrire yàlla. oui non xam nga wax. mais est-ce que doo xool loolu. non bàyyil ba xam ba situer responsabilité ba pare. xam nga waxtaan bi. waaw dañuy teg waxtaan bu nga xam ne comprendre wolof nga man tukulóor laa mais dégg naa wolof li ma la ci mën a wax nga comprendre ma man mun naa la comprendre xam nga bu bëri li ma la wax dama la ne am na lu nga xam ne man sama responsabilité mooy fay bourse yi. étudiant bu loolu rek du sa responsabilité. sa responsabilité bokk na ci ay étudiants yu inscrire. nga war a xam fan la ci bourse yi mais doo mën xamuñu fan la xamoo système bi ni muy fonctionner. nga ne ma nga bëgg ko jóg université yi rek quoi nga ne université yi. non université yi dañoo am. alors que ñooñu aussi yow yaay seen ministre. Pape dama ne université yi. waaw. dañoo am liberté académique. dañoo am ay liberté académique. ñun bu ñuy orienté sax bag yi bachelier yi. bu ñu orienté ba pare ñoom université yi dañuy nangu. ne d'accord nañu kii mën na ñëw. ñu dootu koy wax étudiants yi ne mën ngaa ñëw. parce que ñun ak ñoom ñoo koy defandoo te loolu ci bac bi la. master bi dañ leen a bàyyi ñoom ñooy doon recruter. mais tey système bi egg na fu nga xam ne il faut ñu taxawaat parce que système bu nekk. dafa am modèle économique. mais système bi moo causé problème bi tey. xam nga pas bi may wax dafa am importance que da ngay bàyyi moo wax ba nga xam fi ma jëm. système bi boo gis pour mu doon dem dafa am modèle économique surtout système bii nga xam ne mooy suñu enseignement supérieur de recherche ak innovation système bi 200 000 étudiants ñoo fa nekk. bu ñu jëlee enseignants yu supérieurs yi mot nañu 2400. boole ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci privé bi ñi fay liggéeyee mot nañu à peu près 20 000 te nee nañu war nañu mën a egg fii ak 10 ans ci 1 million d'étudiants système boobu pour mu dem dafa war a am benn modèle économique bu nga xam ne dañ ko maîtriser
nga xam ne mën na recevoir. mais nag aussi xam nga lii ngay wax nii am nga instance yoo ko mën a waxee ak sa gouvernement. non ak sa président. oui mais fii defe naa sa émission bi da ngaa ne sa émission bi pour wax ak askan wi la. mais non sa émission bi pour wax ak askan wi la. waaw mais xam nga waxu askan bi de. askan wi laay wax la non li ngay wax ni mooy système bi ni ñu ko war a tëggaate ni ñu ko war a defaraate. mais loolu yow ci seen loxo la nekk. oui mais ñun. loolu askan bi dañ ko jël teg ko ci seen loxo pour ngeen def. oui mais ñun tamit xam nga ci doxalinu enseignement supérieur. waaw ci adduna bi yëpp dafa di système bu nga xam ne day avancé amay innovation yuy dugg am yeneen kii xam nga ren Covid bi ni mu dem ba mu ñëwee Covid bi xam nga dañoo réadapté rapidement def ay enseignement télé enseignement. loolu système bi ni mu ko dafa mën de temps en temps fii Sénégal ba ñu commencé ba léegi plusieurs fois def nañ fi ay réformes. bourse yi la ci adduna bi yëpp dañ ciy def réforme. bourse yi nga ni kenn du ko fay. non bourse ñii laaj. non loolu laa la wax ni. non dama la ne ñii inscrire. fay seen janvier bi waaw non inscrire leen te fekk ne tëj nañu inscription yi ñu taxaw tey di ñu laaj nañ leen fay bourse 2020. waaw léegi doo xool ñan ñu leen inscrire duñ ko fay. mais doo lijjanti ñan ñu leen inscrire. non ñu ngi koy lijjanti. ah mais attends bala ngay wax du ñu leen fay. est-ce que waroo woon a jiital. non déglul li ma la wax naa ne la man mun naa ne kii inscrire na fekk ne tëj nañu inscription yi kooku du ma ko fay loolu sama responsabilité la jël nit ay jàngal leen. loolu responsabilité université yi la. mais monsieur le ministre nga baal ma. bien que ne bu amee lu doxul man dinaa wax université yi doxul mais dama ne tey doxul ci fil problème bi dinañ ci wax ak université yi ne leen lii ngeen def lan la laaj xool na leen di mais ci fay leen bourse yi loolu man am naa fu ma ko teg parce que inscription yi tëj nañ leen du ñu ubbi yeneen inscription di ma ne on me met devant le fait accompli du ma ko fay. parce que day yàq système bi du dama ko fay parce que dama bëgg a fay nii du ma ko fay parce que day yàq système bi munoo ñëw pendant de janvier à décembre yow ngay jàng master 1 nga pare ne wéy année yi dañoo chevauché wu léegi damay en décembre damay inscrire master 2 bien que ne janvier ba décembre master 1 laa inscrire moom laa jàng léegi damay inscrire pour ñu fay ma comme ku defoon master 2. parce que damay inscrire en décembre 31 après 31 décembre ci système bu nga xam ne ci année bu nga xam ne jeex na depuis octobre nga ñëw ne dañ la fay bourse yi. mais du seen loolu gouvernement du ko def. mais loolu du seen responsabilité monsieur le ministre. non seen responsabilité ngi ci. ah donc non seen responsabilité ngi ci. waaw responsabilité ci am responsabilité. non attends ñëpp ci am responsabilité. d'accord léegi comme mais ñoom ñooy perte. oui ñoom ñoo dul jot bourse. non perte ñu dara. d'accord léegi monsieur non perte ñu déggoo li ma la wax maam dañ leen a fay ba pare. ok ñu jàng ñu ne li ñu jàngoon léegi fay nañ leen ko mais comme dañuy commencer njàng mu bees. nañu jàpp ne def nañ ko janvier ba décembre te defuñu ko. nañ leen ko fay bourse. d'accord alors léegi monsieur le ministre bu ñu toppee. waaw defe naa bu ñu toppee sa émission sa bopp da nga koy yàq yow sa bopp. mais li ñu dem ci beneen actualité muy li xew Ndar. non waaw d'accord. waaw li xew Ndar. loolu mooy li nga xam ne mooy affrontement yi nga xam ni leneen mën na fa am aussi. muy lu mel ni li nga xam ne moom moo fa xewoon ba bakkan rot fa te mujjul fenn ba tey jii nii alors ñu gis ni jafe-jafe mi ngi ci entre course bi ak ñi nga xam ne ñooy étudiants yi ba ay ngénte tubaab di fa am xeexoo di fa am loolu yi di fa am loolu lan moo koy indi ak lan moo ko mën saafara. waaw Pape xam nga li nga wax dafa am importance. te gis nga ba ngay poser question bi dama la bàyyi nga poser ba pare man tamit danga may bàyyi ma dawal ba mu jeex tàkk nga comprendre sénégalais yi ñuy déglu comprendre parce que lu am importance la. Université Saint-Louis. toujours mu am fa ay nit des fois. Université Saint-Louis. waay daf bi at ji commencé ba léegi étudiants yi ñu dellu si seen vacances dañu ne bu ñu demee ci restaurant yi dañuy lekk te duñu fay ticket modérateur añ bi 750 lay jar gouvernement ne moom dina jël 650 yi ñoom nañu indi 100 francs ndékki bi 575 lay jar gouvernement bi nañu indi 50 francs moom mu jël 525 yi des reer bi ak añ bi ñoo méngoo muy ci bis bi añ ndékki reeru étudiant mu ngi jar lépp 2200 francs ñoom étudiants yi
250 li ñuy indi jarul nga koy wax nekkoon nga étudiant. oui bàyyi ba ma non pare. mais loolu aussi jarul nga koy expliquer noonu ay 2000 loolu kay nekkoon nga étudiant. non eggul woon foofu. non mais non ñun ba ñu nekkee étudiant. non ba ñu jarul nga nekkee koy expliquer noonu mel ni par exemple dafa nekk faveur. non dafa nekk dara aussi non faveur am na ci. waaw mais ak lu mën a xew man ba ma nekkee étudiant 110 francs laa doon fay. pour añ 110 francs laa doon fay. te añ bi non déglu ma wax la te añ bi jarul woon 300 francs. non nañu waxante Pape dama la wax ne da ngay bàyyi rek ba may expliquer ba pare. boo ma daggee xam naa sa forme. émission boo ci demee maa lay déglu. étudiants yi jël Saint-Louis ne jàpp nañ ñoom lu ñu am lu ñuy revendiquer. mooy dañuy dem lekki te duñu fay. loolu xaalis lay jar. oui bien sûr xaalis bi teguñu ko fi ñoom étudiants yi ñooy décider lu ñu neex jàppale nañ leen ñu ngi leen di accompagner comme ni nga ko waxee léegi jàppale ak accompagner nañ étudiants yëpp. mooy que ne système bi dafa am ay limites yu nga xam ne nit ñi dañ ko protéger. xam ngeen ni noonu la ñuy dañ ko non non déedéet dañ ko protéger Pape xam nga bilan bi directeur bi génnee. nee na étudiants yi 40 millions la ñu waroon indi ci li ñuy lekk. tout à fait moom 300 millions la génne. xam nga loolu njëg lu bari la. te étudiants yi tey maa ngi koy rëccu parce que waruñu woon a egg fii wax naa leen ko bu yàgg. tey pour ñu añ. mbaa ñu reer parce que restaurant yi dañoo dem ba attanatuñu ñu ne léegi bu ñu ku fayul doo lekk mooy système bi loolu la CROUS deful leneen tey étudiants yi Saint-Louis pour ñu lekk dinañu dépenser lu ëpp 1000 francs mbaa 2000 francs loolu da leen di won que ni système bi ñu fa teg bi fa gouvernement bi teg système boobu ñoom seen bopp dañ ci am intérêt wan ko protéger. donc loolu jàpp nañ ne du foofu la am problème bi. mais bu ñu demee bu wutal ko tur. JST ne duñ ci recruter JST journée sans ticket. mooy mu dootu la bu ma la joxoon sama WhatsApp li ci dekk ci bis bu jot li ñuy génne communiqué JST fayuñu bourse nee nañu bourse yi dafa tardé te kenn du xam ndax dafa tardé ñu ne def nañu GST fay nañu bourse yi GST dañuy def assemblée générale. c'est normal GST et c'est normal. et c'est normal. normalul bourse bi boo ko joxul lan lay jëndee. 50 francs wala 100 francs ci problème mu bourse yi Pape xam nga. sa émission c'est très normal. ne woon nañ ma boo fi ñëwee du la bàyyi nga wax mais bourse yi amul problème fay bourse yi étudiants yi président Macky dafa def ñu def ko dépense dafa wax nañ ko def dépense prioritaire de l'État moom ak salaire yee yem même bu budget amul dañuy fay budget bi bu jeexee budget bourse yi jeexee. lu tax muy retard. non dégg rek xam nga retardu tey lan mooy retard ñaari fan ñett mbaa retard yoo xam ne ay étudiants ak année yi dafa chevauché ci université yi ñu amee seen résultat balaa ñu koo jot non université yi ñun direction des bourses day xaar ba résultat yi génn ñoom étudiants yi dañuy def examen mosoo leen dégg ñu ne nañu pare examen yi mu tardé léegi ñu ñëw ñu ne leen léegi dañ leen fay tey ren dégg nga ñu ne leen nañu fay accompagnement Covid étudiant mun am na liberté am revendiquer loolu man xam naa ko reconnaître la ne ko mais nee naa leen tamit am leen responsabilité bu ngeen revendiquer ñu tontu leen ngeen dem ba gis ne dafay bloquer système bi te revendication bi justifié wul étudiant day def recul ñun bañ nekkee dañ doon def repli tactique loolu lañ ko doon tuddee bu ñu demee ba gis ne laal nañu mais dafa dëgër. ñu dellu. mais matt ba mu dagg. baaxul ba muy yàq université ñun ba ñuy jàng bu ñu jàngee ba toog ñu gis ne année bi dafa nar a yàqu dañuy ne nañu def repli ñu jàng delluwaat ça loolu ça dépend des revendications fi revendication yi radicalisé wu pour mu radicaliser wu day fekk ne dans le mouvement étudiant day fekk ne conditions yi ne sont pas réunies pour ñu dem man li may fàttaliku 88 la. monsieur le ministre doo wax dégluwuma la de xanaa. non 88 ba ma dellu da nga may dugal ci yoon yi ma demal léegi bourse système bi commencé woon naa la wax sànq modèle économique nga wax ma xam nga tey bourse yi gouvernement bi bu ñu jëlee budget enseignement supérieur 50% budget bi. ci social la jëm. 40% ci salaire yi la jëm. 10% yi moom la université yi am. pour fonctionner. loolu viable bu ñu jëlee Maroc bu ñu jëlee rek comparaison fii. social bi yëpp 23% la. bu ñu demee Côte d'Ivoire 16% la. bu ñu demee Burkina Faso moo ñuy gën a jegeeti. d'accord 20% la. d'accord ñun 50% la benn. ñun fii gouvernement du Sénégal ren 2020 bi année budgétaire 2020 janvier ba 31 fay nañu diggante 57 milliards ak 60 milliards ci bourse
Côte d'Ivoire moo ñu ëpp xaalis ñaari yoon. non dama lay won comparaison bi ngay def. non système enseignement supérieur rek. non super enseignement supérieur ak jàngale. dafa am dispositif yi da ngay xool lu tax modèles yi du ñu sore yow surtout ci pays yi nga xam ne ñoo yem doole. il faut ñuy comparer dimension internationale bi dafa am te Sénégal tey dafa am position bu nga xam ne ci système boobu dañuy toppandoo. mais am toppandoo nañu ci lépp. mais ci bourse yi yaa ngi may wax Côte d'Ivoire man. non dama lay wax. non dama lay ne. waaw mënoo ma indil exemple. je te défie. mënoo ma indil exemple ci àdduna bi bu nga xam ne ñun li ñuy defal social étudiant am na réew mu koy defal amul on est premier. les yeux dans les yeux je regarde tout le monde les yeux ce qui fait que moo tax ma ne étudiants yi système boobu dañ koy protéger kenn du ko teg lu mu àttanul parce que bu daanoo day yàq lépp. Université Cheikh Anta Diop 120 000 repas la ñuy distribuer par jour 120 000 repas cela veut dire ndékki 40 000 añ 40 000 reer 40 000 amul fenn fu mu am Université Cocody bi ñu mën a comparer la 5 000 repas la ñuy distribuer par jour. mais monsieur le ministre. non attends mais yaa ngi def loolu yëpp mais yaa ngi am ay ngénte tubaab tout le temps. non attends ngénte tubaab amatul kuut. mais non amatul non mais Crous ba ki de non. Crous bàyyi ma wax la xam nga yaa ma Crous la fa am ñoom dañ ko def système bu nga xam ne bu leen neexee ñu def ko Crous dafa am problème te loolu dama ci bëgg a wax ak étudiants yi. mais nga daanee la foofu s'il te plaît. oui ci enseignement waaw damay wax ak étudiants yi ak Université Saint-Louis. bañ koy créé année 90 la.